aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim et ñu ngi nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo safoo seen les héros du ciel et di ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy suñu plateau décryptage maanaam war a faram-fàcce li fi jot a jaar ci ay sous-thèmes ci université du Ramadan ren ji ma di seen mbokk Abdoulahi Ndour di leen ko présentel ma am fi nag ñaari invité kenn ki ñu tuddee ko Soxna Asta Lo keneen kii di suñu oustaz Dame Diop xanaa ma bàyyi leen rek ñoom ñu nuyoo ak mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp à travers héros du ciel di wax ni rek ñu ngi tudd Soxna Asta comme ni ko mbokk mi waxee xëy na ñu invité ñu rek ngir yàlla ak ñu weccante tuuti rek ci thème bi nga xamante ne suñu yaay defoon na ko Soxna Aida mu nekk thème bu am solo macha allah di am yaakaar ni rek xëy na lañu fi tax a toog dinañ ko matale incha allah. ginnaaw loolu ñi ngi introduire suñu mbokku oustaz Dame. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu sëñ Ablaye di nuyu tamit Soxna Asta di nuyu suñu mbokk internet yi ñuy suivre ci chaîne héros du ciel bi ñëpp xam naa nag tey ñu ñëw fii ànd ak suñu naataango bi di Soxna Asta Lo ak suñu mbokk Ablaye Ndour comme ni nga ko waxee ci faram-fàcce thème bi nga xam ne Soxna Aida jiite moo ko defoon xam naa di leen jox di déje ci kanam rek incha allah. jërëjëf oustaz Dame ñi ngi rafetlu seen teewaay et sans plus tarder rek dañuy laaj oustaz Dame et historique gu relation conjugale yàlla ginnaaw bi mu bindee Adam daf ko génneel njaboot génneel ko jigéen mu di Hawa loolu yëpp pour wéetal la nga ñu mën a wax ci ànd góor ak jigéen. xam naa foofu dañuy nuyoo waat rek di dugg si ci question bi Ablaye Ndour laajte muy historique gu góor ak jigéen seen ànd muy suñ boroom li mu wax rek ne wali kulli shay'in xalaqnaahu zawjayn ñaar yoo gis rek loo mënti gis rek man dama ci bind góor bind ci jigéen donc loolu moo waral bi mu waxee ni xalax na aadama min turaab ñu bind aadama ci suuf bi mu paree ci aadam mu bëgg ko wutal comme ni nga ko waxee wéttal léegi mu jël ci faaru aadam génnee ci Hawa mu nekk wéttalam comme niñ ko miinee ci jabar ak jëkkër bi suñu boroom defee noonu mu bëgg li mu créé noonu mu continuer léegi dafa dogal aadama ak Hawa ñuy jur ay cheikh léegi bi ñuy jur ay cheikh léegi mu bëgg tamit mu xool nan lay continuer léegi mu ne léegi bu leen cheikhee ñaari yoon cheikh bu jigéen bi da ngeen koy jox bu góor bi cheikh bu góor bee ngeen jox ko bu jigéen bi foofu la commencé di continuer ba suñu jooni tey loolu moo tax sax ngay dégg ñu naan doomu aadam parce que ñëpp foofu lañ jógee loolu mooy historique bi sëñ Ablaye. merci beaucoup oustaz Dame ci réponse bi kon yàlla bi mu bindee Adam ak Awa pour continuité xeet bi la pour ñuy continuer di am njaboot et ci loolu da ñuy may aussi ñu aborder suñu thème mu di portrait croisé de quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ci loolu kuñ ci njëkk a tudd rek moo di Sayyidatuna Khadija et Soxna Asta lan nga ñu mën a wax ci portrait wu Sayyidatuna Khadija maanaam kam mooy nekkoon Sayyidatuna Khadija. waaw jërëjëf Ablaye mu ne laajte nga lu am solo ndaxte danga laajte jigéen boo xamante ne kenn mënul tudd l'islam te sa xel du dem ci moom ndax rôle bu mag bi nga xamante ne moom la ci joué
soxna Khadija nag lu ñu mën a wax ci moom bëri na mais nag dañuy jël quelque rek parce que ñun en général bu ñuy wax kan mooy nit dañ koy jaaree ci juddoom maanaam famille bu mu bokk ci yax bu rëy la bokk wala mais soxna Khadija à part famille bu rëy bu mu bokk wala ci askan bu rëy bi mu bokk dafa am loo xamante ne moom moo ko def yitte ba am ko maanaam turam moom moo ko liggéeyal boppam ndax bu ñu doon wax rek ci wàllu famille comme arab ñoom en général dañuy faral di dàkkantal maanaam dañuy wax ne Khadija bintu Xuwayli maanaam dañuy wax ne Khadija doomu Xuwayli ñoom dañuy dàkkantal donc yow boo xamee nit ki rek di nga xam kan moo ko jur donc foofu rek pour tënk wax ne ñoom dañu doon faral di dàkkantal mais tamit mu bokkoon ci ngir gu mag bu ñuy wax Quraysh mais malgré loolu Khadija tamit nekkoon jigéen bu jàmbaar nekkoon commerçante bu mag bu ñëpp xam koo xamante ne rôle bu mu joué ci mission yonante bi mën nañu ne néew na jigéen bu ko def wala est-ce que am na jigéen bu def lu ñu toll à part soxna Fatima bi nga xamante ne mooy waajuram mu nekk résultat ci moom mais daal pour tënk rek dañuy wax ne soxna Khadija jigéen la bu bokk ci famille bu mag boo xamante ne yàlla dimbali woon na ko mu am wàllu koom-koom nekkoon commerçante bu mag doon employé ay góor ñu koy liggéeyal ba ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. waa merci soxna Asta si réponse bi kon nag dañuy jàll ak oustaz Dame xaw na introduire sax ci rencontre Khadija ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nekkoon jirim Khadija nekkoon femme d'affaires ñoom ñaar naka la ñuy def ba rencontrer ñoom ñaar. ñuy jaajëfal soxna sa ci comme ni ñu commencé ci Khadija xam naa foofu bu ñu waxee fu mu commencé mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu mesuré commencé di xàmmee maamam Abdul Muttalib daf ko waxoon ne ko dama lay yóbbu ci parce que bi mu defee yi muy def yëfu xale comme ni ñu ko mën a waxee ci zahir donc dama lay yóbbu ci marché bi pour nga mën a xam nan ngay wutee alal maanaam nan ngay fàggoo wërsëg bi mu demee ci benn yoon boo bëgg a jub marché bi ñu dajeek benn juif bi dajeek moom xool yonent bi fekk Abdul Muttalib daf ko wax toogal nga garder bagage yi juif bi ñëw après Abdul Muttalib fekk yonent bi kese mu koy poser ay question fekk boobu juif yi jàngoon nañu yonent bi bu ñëwee nan lay mel bi mu ñëwee nag mu xaar maamam ba mu ñëw mu ne ko delloo ko ci yooyu mu doon def nag ci côté marché ci la xamanteeg Khadija léegi Khadija xool yonent bi ni mu maandoo aussi ni mu rafetee ni muy jëflante ak ni muy aborder clients yi léegi mu xam ne kii borom jikko ju baax la war naa ko mën a jël léegi bi mu demee ba nga xam ne si ne bañ na mu rëcc ko nag si la ko proposé li nga xam ne moom mooy mariage ak yi ci am yëpp xam naa bu ci exeré incha allah ñu leeral ko. waaw am na solo et mu mel ni relation professionnelle boobu noonu dafa jur beneen relation mu di relation conjugale maanaam sëy da cee am Khadija nekkoon employé yonent bi doon ko liggéeyal léegi ci loolu mu dem comme oustaz nu mu ko waxee ba jikkoom ju rafet mu gis ko ci liggéey bi maanuteem njubam ci liggéey bi mu dem ba bëgg ko moom mun yonent bi nekk jëkkëram léegi ci loolu lan nga ñu mën a wax ci Khadija en tant que femme du prophète Khadija naka la doon dundee ci kër yonent bi. jërëjëf Ablaye am naa foofu tamit liñ ci mën a indi bëri na ndax soxna Khadija duñu wax ne rek ne soxna la woon ci yonent bi mais lu mu doon représenté ci dundam dafa bëri parce que daf ko féete woon ci place yëpp wax nga sànq ne yonent bi jirim la woon ba mu ñëwee féete na ko fi waajur war a féete doom féete na ko fi soxna war a féete borom kër féete na ko it fi mag war a féete rak wala fi rak wala féete mag côté boo jël feesoon na place boobu noonu beneen bi tamit mu nekkoon koo xamante ni ci yaa ngi wax sànq ci dajeem ak yonent bi mais
xam nga ñun dañuy faral di wax ne jigéen da ngay tànn sa boroom kër mais moom li ñuy wax ne dafa tànn mais taamuwul parce que boo xoolee situation moom ak bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni kii sang la doon ut te bi mu ko amee it tee na ko moo waral mu liggéey ci kër gi li mu liggéey yëpp wax nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey bu mission bi egsee fii c'est grâce à soxna Khadija parce que ba mu doon ñëw di tiit te xamul lu koy tiital donc wax indi nañu foofu pour bañ a dugg ci sa beneen question li nga xam ne noonu la demee ci dalal bi nga xamante ne moom la ko doon dalal ak ya ca topp yëpp mais à part loolu tamit nekkoon na koo xamante ne matoon na comme ni ñu waxee à part soxna mais yaay aussi tamit parce que li ci gën a am solo mooy fexe na ba ñaari côté yëpp benn tardewul boo jëlee ci wàllum liggéeyam macha allah ndax moo tax tey l'islam bi mosuñoo jàq ci dara fu ñu soxlawee yëkkati na léppam def ci mais tamit ci wàllu kër gi boo ko fa fekkee xam ne fii soxna pure moom moo fi nekk donc nga gis ni rek ñaari côté yëpp ku polyvalent la woon daal géré na liggéeyam géré na aussi tamit borom këram li ci gën a am solo rek mooy li ñu wax jàppeewuloon boppam soxna mais missionnaire la jàppee boppam te mooy dafa am lu ko indi woon ci kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw pour matale ko te matale na ko loolu moo ci gën a am solo. macha allah soxna Asta ci réponse bi am na solo comme ni nga ko waxee rek Khadija d'abord yaay la woon ci yonent bi ndax matoon na ko yaay soxna la woon ci yonent bi jigéen la woon jigéenam la woon ci yonent bi et itam jural na ko aussi ay njaboot maanaam soxna la woon te ni nga ko waxee matale na ko et tamit ginnaaw bi ñu sëyee ba noppi nubuwa bi si la ñëw wax nga ko léegi Khadija participé na ci mission wu yonent bi kon nag Khadija ngënk la woon ci biir saxaabiyaat yi et soxna Asta léegi ginnaaw Khadija bi mu dëddoo yonent bi xelam mësul dëñ ci di fàttaliku Khadija te am na yu mu daan tudd ci di ko fàttalikoo Khadija yan la woon. waaw Oustaz ñu ngi lay jaajëfalaat ci question bi foofu xam naa Oustaz sax jot na ko junju ci ñaari yi mu wax sànq ne bi ko kenn gëmulee soxna Khadija moom moo ko gëm donc bi ci gën a am solo rek mooy yonent bi ku reconnaissant la parce que tamit nit nekk nag nit mu defal la teraanga bu ne mais mu dëddu la rek nga fàtte ko mooy waral sax ñenn ñi di xaw a ragal ne peut-être góor bi nga xam ne yow yaa ko fekk ci situation génnee ko fa jël ko am foo ko yóbbu bu jamono neexee rek mu am nu mu mel mais kooku dafa fekk ni dafa xoolul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que reconnaissance bi fu mu njëkk a commencé mooy durant mu nekk ak soxna Khadija ba muy wàññeeku nekkaatul ak keneen te bu doon ci jamono jii la boo moytuwul du demee noonu donc reconnaissance bi foofu la njëkk a commencé beneen bi mu dëddoo comme dafa amoon ci seen entourage bi ku ñu dëkkandoo boo xamante ni voix wam dafa xaw a nduroog voix wu soxna Khadija bu daan wax yonante bi danaan tekk déglu ko ba mu pare mais soxna Aïcha bi mu remarqué ni soxna si buy wax yonante bi daf koy déglu mu xam ne da koy fàttali soxna Khadija mu commencé di xaw a fiir mais pour wax la gis nga yonante bi ba mi mu dëddoo àdduna sax bu déggee voix bu xaw a nduroog voix soxna Khadija rek mu ne tekk déglu ko donc te ñaar yooyu rek doy na reconnaissance waxatuma la ak nag bi ñu commencé naan ko xanaa mënoo fàtte kii nekkatu fi dem na gëmal yàlla mu ne leen foofu nag moom da ngeen ciy def ndànk ndax kii ngeen di wax kat bi ma kenn gëmulee moom moo ma gëm kii ngeen di wax kat bi ma ñëpp lànkalee moo ma nangul kii ngeen di wax kat alalam musuta tardé saa yu ma ko soxlawee jox na ma ko beneen bi nag li gën a neex ci sëy muy doom ci moom laa ko njëkk a gisee kon kooku defe naa ne kuy wër ku reconnaissant ba ñëw ci moom nga xam ne fa la reconnaissance mën a yam te wax nañ ko sànq wax dëgg yàlla lépp lu ko soxna Khadija lebal ak jàpp nañ ne fay na ko en retour pour tënk. mu nga am na solo kon Khadija kenn la woon ci saxaabiyaat yi
et ci loolu tamit ñuy demaat ci beneen sahaabiyat mu di sayyidatuna Aïcha oustaz ndax mu nga ñuy wax kam moo nekkoon sayyidatuna Aïcha. waaw oustaz sayyidatuna Aïcha ñu gën ko xam ci doomu Aboubacar la woon te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dencoon ko comme ni ñuy waxee rek ñoom dañ leen daan may xale par exemple ñu jël sayyidatuna Aïcha may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 7 ans boobu fekk na majeuragul mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ko ci bi mu amee 9 ans donc sayyidatuna Aïcha nekk na doomu saxaaba comme ni ñu koy waxee Aboubacar Siddiq mais yemul ci doomu saxaaba bi tamit dafa mujj waat wëlbatiku nekkaat soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc te moom bu fekkee ne ci côté ñaari cër yëpp kon gagné na ko parce que doon na doomu saxaaba doon soxna yonent bi kon foofu lañ ci yem oustaz yeneen question yi incha allah. jërëjëf oustaz kon sayyidatuna Aïcha doomu saxaaba la mu di Aboubacar Sadiq et yaa ngi wax léegi ni nga ko may yonent bi ci xalel maanaam à l'âge de 7 ans nee nañ ci 9 ans la sëy et moom Aïcha en tant que xale ban rôle la joué ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. soxna Aïcha moom nekkoon na koo xam ne ku jege woon yonent bi la buñ daan dem par exemple guerre ñu naan ko al ghazwa soxna Aïcha daf daan bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo daan jege yonent bi parce que guerre bi am na fu muy toll dañuy toog nit ñi dañuy noppal moom moo nekkoon ki nga xam ne moom moo jege yonent bi boo xoolee sax loolu noonu moo taxoon ñu tuumaaloon ko parce que guerre lañ jóge woon mu sonn ak coono bi tax mu amoon tuuma mais rôle bi mu joué tamit mooy rôle bi yonent bi gën a bëgg parce que su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan def bu Aïcha di nelaw mu ne yee leen ko ndax yee leen ko bi lan la ndax moom boroom xam-xam la wala bu fekkee Aïcha moom mooy nelaw mu ne bàyyi leen ko mu nelaw parce que Aïcha boroom xam-xam la parce que te boroom xam-xam nag dafay laaj xel bi noppalu xel bi dal ba lu mu bëgg xel mi indi jox ko ko rek mu jox ko ko moo tax mu demoon ba ne bu leen amee lu leen jaaxal ci seen diine laaj leen ko Aïcha xale bu toll noonu nag bu demee ba boroom këram mais waxuñu cëru boroom kër bi sax mais dem ba cëru yonent yi bàyyi fi boppam bàyyi fi ay doomam ne mais boo leen bëggee lu leen leer laaj leen ko Aïcha mooy kooku waxuñu ko soxna yonent bi nga rek maanaam muy puukarewoo cër bi parce que bu puukarewoo cër bi rek day fàttaliku moom li tax mu jóg kon mën na jaagari mën na dugg génn mais li ko yonent bi di doyee nekkul ci moom mais kañ la nit ñi xam ne kii rôle bi mu war a joué ci yonent bi joué na ko mooy bis bi ko yonent bi ne lu leen réer ci seen xam-xam genn wàllu li leen réer ci seen xam-xam laaj leen ko Aïcha alayhi salaam. et oustaz macha allah kon Aïcha bu ñu récapituler rek kon moom tamit joué na rôle bu am importance ci mission yonent bi et ci wàllum xam-xam wax nga ko léegi yéen daan wax naan lu leen réer ci seen genn wàllu diine rek laaj leen ko soxna Aïcha et loolu am na solo kon nag soxna Aïcha en tant que xaleel nekk xaleel bu tuuti ñu may la à l'âge de 7 ans nga sëyi à l'âge de 9 ans nga dem ba am maturité boobu noonu ci xale nga dem ba am maturité boobu loolu noo ko gisee. waaw Sall ñun foofu luñ ciy indi rek mooy dafay wane ne am na koo xamante ne ku nekk ak moom peut-être mën nañu wax xale ci âge mais ci jëmm ak ci taxawaay nekkatoo xale te li koy firndeel mooy taxawaay bi nga xam ne am na ko wax naa ko sànq ne ñoom seen différence ak ñun mooy ñoom ñëwuñu pour sëy si ñëwuñu pour nekk jabar wala mais dañuy ñëw am mission bu bien déterminé bu ñu war a ñëw def te duñu pare tànk loolu matul koo ci jël ci ñoom rek da ngay gis ni kii missionnaire la mais du soxna parce que ëpp na soxna soxna Aïcha nag fooram moom ñëpp xam nañ ne mooy ci xam-xam ndax defe naa ni bu ñu demee ba ñuy wax ne mokkal na 2210 xadis oustaz loolu du ay caaxaan
néew na xadis yu ñu lay wax ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax na ko te du si soxna Aïcha la jóge kon kooku su ne woon soxna laa rek te di nelaw xëy na loolu du ko am te ni mu maîtriser xadis yi noonu la maîtriser woon alxuraan noonu la maîtriser woon médecine am na sax ñu ne wàllum miraas tamit pareil noonu la ko mënee woon te bu ci nekk du xam-xam bu simple bu ci nekk yitte ak taxawaay moom moo la koy may te wax nañ ne lu ci ëpp comme néegam ak jàkka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam soreewuñ fa la ko doon dégloo su ñëwee li ko ci leerul mu laajte ko ñu mottali ko te ñun da ngay dëkk ak boroom xam-xam sax te xam-xam boobu doo ko jariñoo parce que dañu xaw a yaafuus kon nga gis ne soxna Aïcha malgré que soxna la mais macha allah def na yitte ak taxawaay ba bépp xam-xam bu jullit war a xam wala war a def yitte pour am ko def na ko te ñun lu ñuy jëlee ci xam-xamam mooy domaine yu bëri yi nga xam ne maîtriser na ko mooy li Serigne Moustapha doon wax ne am profession rek ñu ne diw lii la baax na mais lu ne nga xam ca dara dafa gën parce que jamono dafay dox te xamuñu lu ne kañ na lay dab ak bu la dabee nan nga ci war a def taxawaay biñ ci war a def daal. macha allah et ma dolli si tamit ne Serigne Moustapha daan la wax naan Aïcha bu yenent bi ne dee leen koy laaj seen génn wàllu xam-xam mu ne dafa bañ mu am temps def ay pédicure manucure def ay maquillage mu ne loolu du cëru jigéen li am solo rek mooy nga nekk missionnaire taxaw sa ëtt borom kër tekki fa war a tekki comme ni ko Khadija defee Aïcha tamit ñoo defee ko noonu kon tamit ñuy dem tamit ci beneen wujju Aïcha mu di Sayyidatuna Ummu Salamata Sayyidatuna Ummu Salamata soxna Asta lan nga ñu mën a wax ci soxna si tedd soosu. waaw foofu li ma ci indi tamit mooy rek si soxna Sayyidatuna Ummu Salama man benn jàngat laa ci am bëri na mais bi ma ci gën a intéressé mooy le fait que mu ñëw na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax suñu boroom ni mu santee góor ñi ñuy dem ci xare yi di leen ko sante bu maanaam bu jamonoy métit ñëwee ñu taxaw pourquoi du ko defee noonu ci jigéen ñi nga gis ni kon kooku am na leneen lu mu bëgg wala leneen lu mu tal parce que jigéen ñi en général ci lu ñuy xiirtoo wala lu ñuy yittewoo yu àdduna yi lay doon xam nga kooku niveau de jaamu yàlla am kawe na ki dem bay tëg bëtam ci góor ñi di dem xare ak xare ni mu mettee mu bëgg fu ëllëgee fu amee ni mu koy waxee ni mu koy waxee martyr bu góor am fa bu jigéen parité merci beaucoup fa la commencé moo tax bi mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saa si la yàlla réagir ne beneen bi tamit mu nekkoon conseillère ci yonent bi parce que gis nga jigéen dañuy wax ne dafa gàtt xel mais man d'accorduma peut-être ça dépend ci lu mu bëgg a utiliser xelam parce que ku toll na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am problème mu wax saxaaba yi ñu ne ko ñun kat duñ def lii la ñuy war a def parce que lii la ñu programmé keroog budul woon ak moom làmbaay ñaaw te moo ko xelal li résoudre problème bi te dara jógul wax amul dara amul mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee saxaaba yi nañu retourné ba suba ñu ne ko ñoom dogg nañ ba pare dañuy dem mu ne ko yow boo xëyee watul rek parce que xam na ne yonent bi la ñuy roy lu mu def dinañ ko def mais kooku résoudre na problème bi ci loo xamante ni dara jugul amul wax coow amul mais kon jigéen bu mel noonu xam nga ni taxawaayam jéggi na dayoo li mu def bëri na macha allah ci wàllu diine ci wàllum sëy mais ñun moom ñaar yooyu daf ñu gën a marqué ci ki nga xamante ni mooy soxna Umu Salam. kon nag dañuy dem aborder waat beneen tamit saxaaba mu di Sayyidatuna Fatima oustaz kam moo nekkoon Sayyidatuna Fatima. waaw Sayyidatuna Fatima boo gisee loolu moom maanaam dafa doon yonent bi spirituellement parce que boo gisee moom boo xoolee li nga xam ne dafay ñëw ci spiritualité yépp ci moom la bàyyeekoo parce que boo gisee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu suñu boroom subhaanahu wa taala bi mu koy jox sharia du ñëpp xam na sharia mooy julli yeeg koor yeeg joxe azaka yi aj màkka yi
sëy nii la war a demee booy tudd sa doom nii nga war a demee charia li ñu yoonal lépp nee na yonent bi suñu borom daf ko jox charia bi mu paree nag nee na en même temps Sëriñ Moustapha Sy nee na en même temps jox na ko xaqiiqa mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël xaqiiqa dénk ko Seydina Aliyun parce que Seydina Aliyun war na ko sotti ji ëllëg ci soxna Fatima yaa ngi dégg léegi nag bi mu jëlee spiritualité boobu jox ko Seydina Aliyun mu jël ko léegi bés xamoon na ne dina mas a sëy ak Seydina Aliyun léegi comme que suñ Moussa demoon na ba wax ñu ne Sayyidatuna Fatima yonent bi daf la ko doon wax yaayu baayam ndax lu tax ma ko doon wax yaayu baayam mooy daf ko doon wax naan ummi baada ummi mooy yow yaay sama yaay gannaaw sama yaay mais xoolal ki nga xam ne moom moo taxawee papaam noonu mais par des fois nga gis ko si yenn famille mais dafay nekk loo xam dafa raar da ngay gis ñoo xam dañuy jouer ay rôle yoo xam ne da ngay yaakaar ni kii soxna la si papaam wala nga yaakaar ne kii yaay la ci papaam Sayyidatuna Fatima nag noonu la doxalee moo tax comme sànq ni ñu waxee ne Aïcha dañ ko doon wax bu mu nelaw mais moom dañ ko doon wax mu nelaw mais Sayyidatuna Fatima moom dañ ko doon wax bu mu nelaw parce que moom ruuxam moom la ñu waroon a dundal ruuxam moom la ñu waroon déclencher parce que mission yi war a doxal àdduna yëpp ëllëg ci moom la jëm parce que boo xoolee tey boo xoolee xaadiriya mooy yi nga xam ne yëpp ak tijaaniya yëpp ci moom la ñu jógee te lépp moo ngi jógee ci spiritualité bi nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxoon Aliyun ne ko téye ko fekk booba bëggoon na mu jox ko Fatima am na ñu ne Sayyidatuna Fatima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu làqoo moom moo ko doon moom moo doonu li nekkoon ci moom xam nga li ñuy wax ne doo kii yaayam wala ñu naan da ngaa donnu sa baay ñu ne Aliyun bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam làqoo ñëpp biñ jaayanteeg Aboubacar lu tax mu yéexoon a jaayante ji nee na dafa bàyyi ba Fatima làqu muy doog a jaayante mais biñ ko laajee lu tax nga def loolu mu ne dama xam ne Fatima moom moo donnoon yonent bi te booba su ma ko waxoon sur les 100 damay taqale li yonent bi bëggoon def dama koy yàq moo taxoon ma noppi ak lu ma noppaale ba Fatima làqu ma ñëw jaayanteeg Aboubacar kon Fatima xam naa li mu làq rey na du fi xaj dañuy bàyyi ak suñu soxna Assa Lo rek mu indi. soxna Assa mu mel ni ni ko Oustaz Dame waxee Fatima borom leer la jigéenu borom leer la et nee nañ sax bokk na ci jigéen ñu sell ñi lan moo tax Fatima bokk ci 4 jigéen yooyu nga xam ne jigéen ñu sell ñi bu ñu leen tudd ci li leen boole lan moo tax Fatima bokk ci cercle boobu. danga maa laaj sama seddoo nag moo tax maa kontaan laaj nga ma ci li ma sa war a tontu soxna Fatima moom defe naa ne bu ñu ci doon wax ñun fii ba suba sax du tax ñu doyal ci du jeex tamit wax nga ko ne dañuy wax ni ñeenti jigéen yi nga xamante ne ñoo gën wala ñoo ëpp leer ëllëg ci la bokk soxna Mariam soxna Khadija soxna Asiya ak soxna Fatima ngay gis ne soxna Khadija dañ ko doon dàkkantalee ni yaay ñu gëm soxna Aïcha ñu koy dàkkantalee yaay ñu jàng maanaam ñi nga am borom xam-xam mais soxna Fatima liñ ko dàkkantalee mooy maanaam la mère de l'humanité yaayu àdduna bi buñ ko mën a tuddee noonu képp kuy jullit mooy sa waajur te doomu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mais li ma gën a neex ci soxna Fatima mooy li boo xoolee li mu réussir lépp ci dundam ci at yu néew la ko def boo boolee lépp nee nañ 29 ans la soxna Fatima tey xoolal asta bu am 29 ans lan la réaliser gum dara te li gën a am solo ci loolu mooy moment bi mu koy réaliser ndax may doomu yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam doy na bépp cër nañ ko jël exemple tey ci àdduna bi ñu nekk ku ñu ne doomu autorité nga yi teg taxawaay moom bu la yàlla naree dimbali rek nga koy def mais sinon moom da ngay na sax wala ñu ne doomu kii haut fonctionnaire la pareil mais moom ki nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñu bokk yaakaar moo ñu gënal lu ñu mën a am ñu ne moom mooy waajuram surtout ci boobu jamono xam ne il suffit mu ne nii pour bëgg li mu bëgg lépp mu am ko mais terewul mu gedd loolu yëpp jaayante xam nga dañuy wax ne soxna Fatima
dañuy wax ne dañ ko doon dàkkantale yaayu baayam boobu nekkul ne li mu nekk turandoo papa yi yaayu papa moom moo tax de mais yitteeg taxawaay bi mu def jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko may loolu. te man damay wax ne bépp jigéen buy sëy farata la nga jël soxna Fatima teg ko sa kanam comme exemple pour man doy na sëkk exemple domaine boo jël rek macha allah wax na ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Aïcha bu daan nelaw dañuy wax buñ ko yee ndax moom intellectuel la dañ ko war a bàyyi muy reposer wu ndax moom loolu la soxla mais soxna Fatima bu daan nelaw dañ daan wax nañ ko yee ndax moom jaamu yàlla moo koy dundal. foofu ngay gis ni jigéen ñi war nañu mën a gëm ni wàllum spiritualité jigéen kenn maanaam bu ñu defee taxawaay lu ñu ci ñëpp am mën nañ ko ci am donc foofu moom soxna Fatima exemple bu parfait la fa ci domaine yëpp daal pour tënk. kon nag dafa mel ni kon l'histoire s'est répétée ndax soxna Khadija yaay la woon ci Yonent bi te soxna Khadija moo jur soxna Fatima. soxna Fatima ñëw tamit doon tamit yaay ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ko fu nekk ndax moo nekkoon fii unigam mais tamit nee nañ tamit soxna Fatima Yonent bi nga ko yéefar yi daan sonal soxna Fatima moo ko doon jëlal parole moo ko doon jëlal garde naan yéen kii lu mu def xanaa du maa gëm yàlla laa gëm kase kay mais amul infraction moom tamit nee nañ bi nga xam ne Yonent bi jël nañu ay mbalit di ko sotti ci kawam fekk Yonent mi ngi sujjóot et soxna Fatima moo ñëw di ko dindil mbalit yi ba pare di jooy ak kàddu yam daan àndal kon mu mel dafa doon yaayam ci loolu et mu ngi noonu et wax nañu soxna Khadija mi nga xam ne moo nekkoon moo njëkk a nekk soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ itam fa mu dajeek Yonent bi yëpp et ak alal ba mu jël séddu ko Yonent bi ak na sëy ba demee yëpp et wax nañ itam soxna Aïcha di doom ci Abou Bakr moom tamit participation bi mu def ci mission Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ko et wax nañ soxna Ummu Salamata moom tamit et participation bi muy def tamit ci mission Yonent bi moom dafa wanoon wone rek ne li góor mën jigéen mën na ko loolu rek la moom loolu rek la doon woon lu góor mën jigéen mën na ko sëñ Cheikh daan na wax naan góor du takk geño mu ne góor jàmbaar pire la mu ne bër na kuy takk geño te du góor mu ne jigéen nag dana am jikko góor sëñ Cheikh daan na ko wax et terminé nañ ak soxna Fatima moom tamit comme ni nga ko waxee léegi rek mu di borom leer am na solo kon nag jigéen yi nga xam ne ñooy dund ci néegu sëy nañu jël référence soxna Umu Salamata jàng dund ak polygamie parce que bëri na jigéen boo xam ne tey mun bëgg na am jëkkër lool waaye li ko sonal rek mooy bëggul polygamie et ñoom nañ jël référence ci soxna Umu Salamata te bàyyi importation yu ñuy def ci yenn idéologie occidentale yi beneen bi rek ñuy wax ne jigéen ñi am ngeen référence seen référence mooy Seydina Khadija seen référence mooy Seydina Aïcha seen référence mooy Seydina Umu Salamata seen référence mooy Seydina Fatima seen référence mooy soxna Asu Kan mooy soxna Adama Aïcha mooy Mam Jaara Buso mooy keneen ak keneen ak keneen ak keneen du jeex kon nag bàyyi leen jigéen ñi ngeen di roy ca Europe ñu di ay artistes moo xam ay Rihanna mooy ay Nicki Minaj moo xam keneen ak keneen ak keneen am ngeen ay référence fii yoo xam ne accommodé wu ngeen ak seeni valeur kon nag roy leen seen maam yi soxna Roqee Njaay nee nañ moom nañuy dàkkantele ak soxna Khadija ndax sëy ba nam demee ak Sidi Aïji Malick benn la soxna Asukan moom nañuy dàkkantele ak Saytuna Fatima ndax cëri yàllam ba kon nag xam naa yëf yi foofu la tolloon et li duuf si nag wi xajul ci cin wi ak kon nag dañ ko yemale foofu rek xanaa ñuy remercier suñu invité yi te bàyyi leen aussi ñoom ñu joxe seen kàddu yu mujj. waaw Ablaye xam naa di la gërëm rek di rafetlu bu baax a baax invitation bi di wax ne rek ñu am yaakaar ne rek luñ fiy wax dina jëriñ ndax wax dëgg yàlla ñoo gën a tuuti àll wa ci ñu fi toog
beneen bi tamit ni ñuy déglu ñooñu gën a xam li ñuy wax mais yàlla ak barke kilifa rek ak fàttalante ndax am na loo xamante ne li olof naan ngeere ngi dina tax ñu xam ne ngeere ngi fi mais daal fu ñuy tëjee rek mooy soxna yi nañu xam ne dañu am mission gis nga jigéen tant que xamoo ne da nga am mission sa dund moom ci boo moytuwul ci zéro lay doon parce que mooy waral lu ñëw rek këf la wala lu tëgg rek yaa nga ca mais soo amee vision xam ne yow mii dafa am lu tax ñu indi la fi da nga am ñoo war a relever seen défi fexe ba ñoom liñ fi bàyyi bu mu laal suuf te ñun suñu problème mooy ñun dañu gëmul ni ba léegi yàlla li mu doon maye mi ngi koy maye te Serigne Cheikh wax na ko ne jigéen ñi bu ñu defee taxawaay ba ñu mag ñi defoon démb yàlla fay leen li mu leen fayoon démb beneen bi doom ju baax dépendrul ci sant mais ci yitte ak taxawaay bu doon loolu rek kon amaana tey mission bi fi mu egsi du fi egsi parce que bu doon sant la yem na foofu toppatul sant kon mi ngi dépendre ci yitte ak taxawaay rawatina nag ñun jigéen ñi nga xam ne dañoo am kilifa te mu tënk suñu dund ci ñeenti mbir mais fexe na ba ñeenti yooyu bépp jigéen bu ci tënk mën nañ sa dund réussir na te mooy fexe na ba sa digganteeg sa digganteeg sa borom maanaam li tax mu bind la nga fexe ba mat ko jaam ci wàllu spiritualité te ñun jigéen ñi gëmuñu lool ñu dañoo foog ni daal lépp dañ ko war a bàyyee góor ñi soo waxee sax ñu ne la man sama julli maa ngi naa am bégal bi may bégal sama benn ko moo ko ëpp tiyaaba xam nga loolu tamit loo koy mën a tuddee sa borom kër di julli te yow doo julli Sénégal néew na ngay gis couple yu xuloo luñ jotee ñu ne soxna si julliwul doo ko mës a dégg wala dina néew et pourtant fu mu lalee si jaaram da nga ko war a lal exemple soxna Astou Kane beneen bi tamit muy dellu ci wàllum sociale beneen bi muy dellu ci wàllum intellectuel waxoon naa ko sànq ne fexe ba lu ne nga xam ci dara parce que jigéen nga da ngay am njaboot ëllëg mën nañu ñëw ku nekk ak lam lay laaj wala lam bëgg a xam kon dafay nekk sa yitte nga lu ne nga xam ca dara ci wàllum social bi tamit parce que jigéen foo nekk war ngaa mën a fexele ba ku la yaakaar bu ñëwee nga bañ a tas yaakaaram loolu nag toog ak tëdd nelaw du la ko may il faut nga jug pour def dara beneen bi ñuy tëjee muy dellu ci wàllum moralement valable mooy jigéen da nga war a peser jigéen da nga war a xam ni jigéen nga mais jigéen joo xamante ne foo ko tudd ñu ne accam boo ne Oustaz Dame mu ne moo xanaa doo asta boobu yàlla nañ ci yàlla musal te mooy valeur bu ñuy wër ci soxna bu ñëwee fekk ko ci yow mooy li ñuy wax nga fexe ba di peser ci balance bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax di remercier bu baax a baax équipe bi yëpp di jéggalu si kàddu yi dëng ne te jaxasoo salaamaaleykum wa rahmatulah. xam naa dernier mot bi moom dañuy doyloo li soxna Assa wax rek mooy benn bu ne rek comme que soxna yi jël ku ne rek nga jël ci dara jël ci soxna Khadija ku nekk gis na ne taamuwul ñëpp gis nañu moom rëy bët bi ñuy wax moom ci jikko la ko teg mu jaral ko ko soxna Aïcha ñoom ñëpp mais boo xoolee tamit jigéen ñëpp war ci jël leçon mooy bàyyi wujje bu metti bi bàyyi aussi yàqante bu metti bi bàyyi aussi itam tas famille yooyu yëpp dafay nekk loo xam ne ñàkk a préparer sa bopp la te li ñuy wax ne benn jigéen bu yàqu bu ne rek adduna bu yàqu la foofu lañ ko teg parce que jigéen boobu kiy jóge ci moom mën na nekk ku yàqu kooku ki jóge ci moom mën na nekk ku yàqu léegi nag comité bi yépp mujjee yàqu kon nag comme que jigéen moom boo bëggee xam société da ngay laajte jigéen ña nu ñu mel rek noonu la société ba mel almara hiyal mira jigéen mooy seetu kon nag comme que ñoom ñooy seetu bi nag seetu bi war nañ fexe ba bu mu am benn tâche ba ku ci taxaw rek mu wan la sa bopp Serigne Moustapha Sy nee na ngay fexe ba nekk vrai miroir bañ a nekk miroir d'eau mais miroir d'eau mooy koo xam ndox bi bu taxawee nii nga sëgg ci da ngay gis sa bopp mais bu defee nii rek nga gis yow dootoo gis sa image mais ndox bi ngay gis nu muy fuloo kon bu ko defee noonu la tolloon ñuy doyloo rek li fi soxna Assa wax fa tabarakallahu di joxaat Ablaye xam naa bismillah oustaz. li fi jot a wàcc am na solo soxna Asta Lo ñu ngi lay gërëm di la sant di la remercier aussi ci répondre bi nga ñëw suñu invitation et di gërëm aussi suñu oustaz de la maison oustaz Dame Diop et mbokki internautes yi les héros du ciel xam naa loolu lañ leen indiloon ci seen émission décryptage ñu leen dox dig daje
ci beneen numéro d'ici là ñi leen ñaan ngeen abonné massivement ci seen Les Héros du Ciel. Merci beaucoup.